dañu recevoir sunu homologue waa Gambie depuis alxames ñuy liggéey ci ñaari agence yi nga xamante ni ñoom ñoo séq exportation bu Gambie ak bu Sénégal pour xool nan la ñuy doxalee ba sunu liggéey jëm ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy sunuy cible ñu leen di woowee entreprise yi nan la ñuy def ba sunu liggéey gën a ñoŋ jëm ci ñoom nan la ñuy def ba li nga xamante ni am nañ ko ci xam-xam muy ñoom bu ñu am ak ñun bu ñu am ñu lëkkale ko pour que sunu entreprise yi ñu mën leen a gën a taxawu pour que bu ñuy dem ci marché bi ci marché mondial bi ci marché africain bi ci marché sous-région bi ñu mën a gën a dëgër ñun am na ay xam-xam yu ñu am na ay expérience yu ñu am ñun ñu bokk ak ñoom incha allah bu ñu jógee fii dem ci ñoom tamit ñoom expérience ak xam-xam yi ñu am ñoom dañ ko bokk ak ñun lépp rek ngir gën a mën a accompagner ñi nga xamante ni ñoom ñooy entreprise yi di jaay bitim réew parce que xam ngeen ni ginnaaw lëkkaloo bi nga xamante ni Gambie ak Sénégal am nañ ko muy relation bilatérale Gambie ak Sénégal dañu bokk ci kuréel gu ñu tuddee CEDEAO kuréel googu ñu tuddee CEDEAO teg ay yoon teg ay xam-xam teg ay pacte yoo xamante ni pour que nit ñi ak marchandise yi di mën a dem ak dikk bi mën a dox ci diggante réew yi maanaam frontières yi dootul am droit de douane dootul am ci diggante biir réew yi mais bu ñu jógee foofu dañu bokk lu nga xamante ni Union africaine la te Union africaine dañu mettre en place zone de libre échange continentale nga xam ne tey entreprise bi nekk Djibouti wala bu nekk Égypte wala bu nekk Nigéria wala bu nekk Ghana danañ ko mën a permettre mu ñëw jaay Sénégal comme ni ñu mën a permettre entreprise bi nekk Sénégal mu dem jaay Kenya wala mu dem te ci jafe-jafe yoo xam ne du bari maanaam lépp luy droit de douane lépp luy yenn yi dañuy def lu ñu tuddee facilitation du commerce ba loolu du mën a am. daje woon nañ Abuja Nigéria si exportation organisation yi ko agence yi ko amee Touré ECOWAS ñu am suñu organisation bon li ñu gis rek mooy nekk ne maanaam ECOWAS mun naa dem waaye suñu diggante ak Gambie ak Sénégal gannaaw ñun ñoo yore exportation yëpp te soo xoolee suñu exportation suñu diggante réew yi moo war a gën a taar parce que problème yi Afrique yëpp tey boo ko xoolee du ñuy jula suñu diggante dinañuy seet fuñ jaay mais du ñuy seet jula suñu diggante so liñ bëgg a def mooy dëgëral suñu exportation diggante Gambie ak Sénégal ba pare tamit ñu bokk xalaat bokk xam-xam ba pare seddoo xalaat ak seddoo xalaat jàppalante tamit sa seet suñu région bi naka la ñuy defee suñu exportation parce que soo xoolee tey bala avant dikki colonialisme ba indépendant ba léegi ñun raw matériel la ñuy export léegi ñun ñoo Sénégal naka lañ mun a jàppe suñ amul volume bi sax waaye suñ boolee together dinañ mun a am volume yi muy cashew muy gerte muy leneen dinañ ko mun a process in a bigger volume ñu mun koo exporter suñ ñaari dëkk yi su ko defee ñu mun a jéggul nga xam ne ñun buñ daan am téeméer si lu ñuy export nañ ci mun a am junne te loolu Gambie kenn du ko mun a def il faut mu pànn ak Sénégal parce que ñun ñaar yàlla ñu boole du tey so il faut ñu seet naka la ñuy lëkkaloo liggéey pour jox suñu ndaw yi xëy. ñun a Gambie kenn umpalewul ni benn peuple bi la daanaka benn réew bi la kon dafay jaadu ñu nga xamante ni li ñuy waxtaanee fu gën a yaatu ñu waxtaanee ko fu gën a jege et ça nous permettra aussi li nga xamante ni dinañ ko liggéey ci frontière bi ñu mën ko gën a yaxanal parce que dinañ gis jigéeni Sénégal di dem ci luuma yu nekk Gambie wala jigéeni Gambie di ñëw ci luuma yu nekk Sénégal wala noonu lañ koy defee ba ci luuma yu gën a sori kon dafay jaadu ñu waxtaan pour yombalal jigéen ñooñu di dem ci luuma yi di traverse frontières yi nan lañ leen def ba yombalal leen seen liggéey ñi nga xam te ñu ngi ñëw si nan lañuy def ba yombalal leen seen liggéey mais agence su Gambie bi aussi ñoom si li nga xam te ni mooy seen particularité mooy dañuy yor exportation mais aussi dañuy yor investissement loolu moo taxoon ñu boole leen ak waa APIX pour que ñoom ñu xool ak waa APIX nan la ñuy def ba mën a créer ay zone économique spéciale comme APIX am na ci xam-xam Sénégal am na ci xam-xam bu jaaree ci APIX ñu boole nag ñoom pour que bu ñu demee waxtaan ak waa APIX xool nan la ñu mën a tegee ay zone économique spéciale directeur général JPA Gambie mu ngi wax léegi ni ñu ngi xalaat nu ñuy defee ci frontière bi benn zone économique spéciale boo xamante ni dafay ëmb Sénégal ak Gambie nga xamante ni dana am ay industrie dana am ay manufacture dana mën a permettre ñaari dëkk yooyu ñu mën fa transformer lu mel ni cajou bi ci frontière bi mais aussi ñu boole woon leen nag ak waa ADPME pour que ñu xool nan la ñuy def pour fonds à frais partagés bi nga xamante ni ADPME mu ngi koy développé nan lañ koy mën a defee Gambie ba waa Gambie aussi entreprise Gambie aussi mën a bénéficier ci fonds à frais partagés et aussi ñu mën a xool partenaires yi nga xam ne ñuy liggéey nañ ñoom nan la ñuy liggéey na ñoom parce que nit ñuy liggéey ak waa Gambie
xaw a bokk ni ñuy liggéey Sénégal pour que capitalisation bi mën a nekk lu gën a mucc ayib. tey bu fekkee Sénégal ñu ngi ak Gambie ak yeneen dëkk yi ñu ngi exporter lu mel ni kaju ndaamaraas wala ñu ngi exporter lu mel ni mango wala ñu ngi exporter lu mel ni gerte suñ ci defee liggéey ba ñu def transformation fii Sénégal dana yokk xëyu ndaw yi mais aussi dana yokk créer yeneen entreprise parce que boo jëlee lu mel ni ndaamaraas tey Sénégal Gambie ak Guinée Bissau lu ñu koy wax Ségabi li ñuy exporter ci ndaamaraas daanaka li ko yéesal 100 milliards ci francs CFA en chiffre d'affaires bariwul léegi dañuy xalaat de bu ñu transformer loolu dañ ci am valeur ajoutée bu gën a yokku koom gi dina gën a yokku te boo transformer lu mel ni kaju bi di nga am xooxu gerte xooxu ndaamaraas bi di nga am coque bi yooyu yëpp nekk ay dérivés yoo xam te ni mën nañ ci liggéeyaat yeneen kon bu ko defee dafay créer benn masse critique gu PME wala masse critique gu potentiel boo xamante ni ndaw ñi daañu ci mën a liggéey et entreprise yi nga xam te ni ñu ngi ciy liggéey déjà di transformer daañu mën a yokk seen capacité de recrutement. donc loolu moo nekkoon waxtaan bi bu ñu paree ci loolu nag ñu signé convention li ñu waxtaan yëpp ñu tënk ko ci ay kayit signé ko pour que di ko mën di doxal et puis di ko mën di def suivi maanaam di ko mën di saytu jëmmi jamono yu ne pour xool ndax li ñu tënkoon ci kayit bi ñu ngi ci wala ñu ngi wàcc ci yoon wala yooyu lépp rek pour bénéfice sunu entreprise yi nga xam te ne ñoom la ñuy accompagner.